asalaamaaleykum santati leen si ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi limu nit ñi amee jàngoroy coronavirus mel na ni dafa wàññeeku ci bésub tey bile ndax wàññi nañu fanweer ak benn bokk na ci ñett ci ay cas communautaire diggante Castor ak Thiès la limu nit ñi nga xam ne nag wér nañu toll nañu ci juróom fukkum coow li ci li ñuy jëfandikoo hydroxychloroquine mu ngay wéy ba léegi xam-xam yi wute ay scientifique di wéy ba léegi di jàpp ni boo moyul kon garab boobule mënuñu ko utiliser jëfandikoo ci faj jàngoroy coronavirus terewul fii ci Sénégal moom ñu ngi koy wéyal ba léegi année universitaire bile dinañ ko jeexal fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci établissement supérieur yëpp ba mu des benn kon année blanche du am mu di ay leeral yu tukkee ci jëwrin bi ñu dénk jàng mu kawe bi doon jàkkaarloo askan wi tey jile mu cay dolli moom Cheikh Oumar Anne ni cours à distance yi moom mooy wéy ba léegi beneen coow muy décret boobule ñu ne président de la république moom moo ko xaatim di jox ay privilèges ñi jiite woon conseil économique social et environnemental coow laa ngay wéy ba léegi ginnaaw nag ay version yu bëri ñu ci nemmeeku front frappe France dégage bi Guy Marius Sagna jiite ñoom nag ñu ngi kalaame ci kanamu procureur ngir ñu leeral askan wi ci wàllu woowule loolu lépp ay tënk la mbokki nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi tey ci talaata bi Sénégal wàññi na fanweeri nit ak benn yu amee jàngoroy coronavirus mooy tolluwaay wi ci réew mi ministère de la santé nag ne ci ñooñu bokk na ci ñetti nit yu amee jàngoro bi te xamuñu kan moo leen wàll waaye li ñu seetlu ci bésub tey bi mooy ñi wër ñoom ñoo ëpp fuuf lim ñi amee jàngoro bi bees Sénégal mi ngi toll ci ñetti junni téeméer ak juróom-benn fukk ak lu topp ci ay nit yu amee jàngoro bi ñoo xam dañoo wér ba noppi ñoo xam tamit dañoo faatu am lu ni mel Abdoulaye Diouf Sarr mi ministre de la santé moom moo def xayma tey jile ñu déglu ko. ci juróomi téeméer ak juróom benn fukki benn test yi ñu def tey fanweer ak benn ñoo ci ñëw nekk yu positif ci fanweer ak benn yooyu ñaar fukk ak juróom ñett moo nekk ay cas contact yu ñu doon suivre ci suñu service ñett ndëkk moo ci nekk ay cas communautaire ci ñett yooyu benn bi Castor la nekk ñaari Thiès ñu jàpp tam ne ci bésu tey bi juróom fukki patient yuñ hospitalisé woon wér nañu bésu tey bi ci suñu service de réanimation yi ñu jàpp tam ne fukk ak juróom ñetti cas grave ñoom lañ fay suivre yeneen patient yi nekk nag ñu leen di faj ci hôpitaux yi ñu jàpp ne ñu ngi yëg tan ba mbir mi commencé ak léegi lu ñu mën a jàpp mooy ñetti junni ak téeméer ak juróom benn fukki cas moom la Sénégal déclaré ci xayma boobu junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wér nañ ci fanweer ak juróom benn génn ci àdduna bon dëkk tey ñi topp di leen faj toll nañ ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci àdduna wërngal këpp nag scientifique yi muy ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram ñu ci bëri déggoowuñu ba léegi ci ni ñuy jëfandikoo hydroxychloroquine ci fàcc ñi amee jàngoroy coronavirus ndax jàngat ci mi ngi wëy waaye waroo yi tamit naka noonu ba ca mujj mu ngi tukkee ci benn professeur nekk médecin nekk spécialiste en chirurgie cardiaque muy wuyoo ci turu Mandip Mehra moom nag dafa jàpp ni hydroxychloroquine dafa non seulement kon efficaceul sax nag waaye tamit am nam gaañ bu mu mën a am ci ñi amee jàngoro boobule Aminata Mbaxe Sow moo ñu ci defal ab gëstu. werante la bu juddu ci yan anam la ñu war a jëfandikoo garab gi di hydroxychloroquine garab googule ndaxam mën nañ ko jox ñi nga xam ne dañoo amee feebar bi di Covid 19 lang googu nag ñi ko seq mooy ñi xam ni seen xam-xam dafa wàcc ci wàllum pàcc te ñi ci gën a ràññeeku di professeur Didier Raoult nga xam ni ab doomu France la te moom mu jàpp ne hydroxychloroquine boobule
moom testé na ko te jàpp na ni dina faj ñi nga xam ne dañoo amee mbas mi lee jàngat bi ñu mujjee am te nga xam ni moom day weddi li nga xam ni professeur Didier Raoult daal dina koy xamle mooy professeur Mandip Mera moom nag ab fajkat la di spécialiste en chirurgie cardiovasculaire moom dafa jàpp ne hydroxychloroquine boobu lee nga xam ni ñu ngi koy jox ñi nga xam ne dañoo amee mbas mi du ci faj dara moom dem na bay xamle ni sax yenn ci ay molécules yoo xam ni ñu ngi ci biir garab boobule buñ koy jox ñi nga xam ne dañoo amee Covid-19 mën na dem ba yokku seen risque ñu faatu wala sax ñu amee ay jafe-jafe ci wàllu respiration mu mel ni nag duguleet ñu gis ay jàngat yu juddu te nga xam ni ñoom ànduñu benn yoon ak thèse bi nga xam ni Didier Raoult moom daal dina koy xamle ne hydroxychloroquine bile moom mooy faj ñi amee mbas mi di Covid-19 ci ay fan yële ñu weesu yeneen jàngat defoon nañ ko ñoom ñëpp dañu jàpp ne hydroxychloroquine bile efficaceul benn yoon ci faju Covid-19 waaye ñu jàpp ne werante boobule diggante ay tubaab yu bokk ci réewu France Chine wala sax ba Amérique ndaxam Afrique concerné na ko ndaxte bu ñu jëlee exemple bu réew Sénégal kii nga xam ni mooy chef service des maladies infectieuses di professeur Moussa Seydi moom newoon ne ni fi mu toll nii ñi nga xam ni dañoo amee Covid-19 bu ñu ñëwee foofule hydroxychloroquine bokk na ci garab yi muy jëfandikoo ngir mu faj leen loole mu ngi ko doon wax ginnaaw bu ñu doon amal benn point de presse le 2 avril ngir tirer bilan 2 mois bi mbas mi duggee Sénégal ak léegi ci waxam professeur Seydi newoon na ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn patient yoo xam ni def na leen observé xool seen faj nu muy demee moom newoon na ñi nga xam ni dañ leen di defal hydroxychloroquine daal di ciy boole azithromycine ñooñe seen faj day gaaw loolu ndaxte juróom-ñeenti fan rek la ñuy def ñu wér mu mel ni nag débat bi jëm ci efficacité ou pas hydroxychloroquine boobule Sénégal daanaka ñoom tranché nañ bu yàgg ndaxte professeur Seydi moom nee na day wéyal di jëfandikoo garab googule ngir faj ñi amee mbas mi lee mu mel ni bu weesoo Sénégal yeneen dëkk yu ci mel ni Tchad ñoom it ñu ngi jëfandikoo garab boobule ngir faj seeni feebar. junj na ko léegi Aminata Mbaré Sow mi professeur Moussa Seydi jiite service maladie infectieuse ak tropicale bu hôpital Fann moom kon ay bés ci ginnaaw rek taxawoon na def ab taxaw seetlu ci ni ñuy jëfandikoo chloroquine ci ñi amee jàngoro yi Covid-19 boobule mu gis ne daal am na efficacité ba tax na Sénégal ñu ngi koy wéyal ba léegi dañuy dellu si ci kàddu professeur Moussa Seydi yooyu le mu yëkkati ko ay bés ci ginnaaw ñu déglu ko. gis nañ ne résultat yi soo amee joxe chloroquine moo gën a baax soo joxeeti chloroquine ak azithromycine moo gën a baax si lu mat ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari nit 12 personnes ñoo si am lu leen neexul su loolu passé faj bi nu munta demee dina am ñoo xam ne duñ si sauvé. ñu jàpp ne nag OMS di organisation mondiale de la santé dafa jël dogal ajandi bépp essai clinique bu ñeel hydroxychloroquine boobule ginnaaw ab jàngat bu tukkee ci The Lancet benn revue médicale mu ne nag garab boobule boo moyul dina am ñenn nit yoo xamante ni sax buñ leen koy jox dafay gën a yokku seenub taux de mortalité maanaam faatu gi da koy yokku du ñàkk dinañ ci dellu siwaat ci anam yu gën a yaatu tey jii ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr beneenub jëwriñ tam jàkkaarloo nag askan wi muy Cheikh Oumar Anne moom la ñu dénk jàng bu kawe bi muy dalal xel yi ne ren nag année blanche du am ci université yi année universitaire bi dina dem ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci école yëpp ba mu des benn muy université Assane Seck ba nekk ca Ziguinchor ndax yëngu-yëngu ñu fa nemmeeku woon ci at wile ci jamono ji nag moom Cheikh Oumar Anne mu ngi cay dolli ni cours à distance yi moom mooy wéy ba léegi nit ñi maanaam étudiants yi toog seen kër te di jàng duñu mën a delloo gum ca université yi moom Cheikh Oumar Anne du ñàkk kon dinañ ko déglu ci kanam tuuti laata ñuy tàggatoo wala yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci école yi yu diggu doomu yi foofu nag ñaari fan ci weeru juin la cours yi nar a dooraat ca Ziguinchor moom mairie ba jël na dogal dem pomper lu toll ci 5,000 ci ay salle de classe ñu ngi ko dooree nag opération boobule ci école boobu ñu naan Marie Afinko Diatta maire bu Ziguinchor di Abdoulaye Baldé lañ ciy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. donc tey ñëw nañu ànd ak ñëpp pour lancer benn opération boo xam ne mooy opération saupoudrage mooy pomper école yi Ziguinchor nag dafa nekk dëkk boo xam ne dafa bëri ay école donc du ñu jël ñi bàyyi ñële donc école yëpp la ñu pomper daanaka lu ñu xayma mat na presque ci 1,000 salle de classe parce que 940 salles de classe la ñu war a pulvériser
yooyu ci primaire bi mais aussi ci élémentaire ak secondaire dinañu permettre aussi ñu privilégier ñëpp duñ ci jël ñoo xam ne public la ñu bàyyi privé bi ñëpp la ñuy pompel aussi nañ jël waa formation professionnelle donc duñu fàtte kenn képp koo xam ne war na delluwaat ci biir salle de classe yi sa école bu soobee yàlla dinañ la pompel je pense que loolu tey lañ ko door parce que d'ici le 2 juin la école yi di ubbi te comme liggéey bi dafa xaw a bare donc il fallait que ñu teel ko door pour que ñu jël suñu matuwaay yëpp pour que balaa le 2 juin lépp mën a yomb donc du ñu yem si seulement pomper école yi parce que je pense que mbir yi ñaar la dañ dem na ba ñett sax parce que il faut aussi que ñu mën leen solal ay masques te yooyu aussi dinañ leen jënd ay déjà masques yi presque pare nañ waaw masques yi presque pare nañ parce que ñu ngi confectionné à tailleru région bi si ndimbalu association internationale des mères francophones. ba léegi xeex mbas mi fii ci Sénégal ak programme bi ñu fi taxawal ngir jàppale ñi seen yoxoo jotul seenub gannaaw boo demee nag fële ca commune ba ñu naan Gadde Escale nekk ca région bu Diourbel boo moyul ñett ñoo jël ci askan wa ñaari duñ mën a jot ci ndimbal loolu le mu di ab mbir bu jaaxal loolu kilifa ya fa nekk rawatina ca mairie ba ñuy ñaan kilifa central yi kon maanaam ñi nekk ci bopp réew mi ñu gën leen a geestu ndax diwaan boobule daanaka amul dara foofu ca Gadde Escale reportage Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. waaye askan wi ñett benn pàcc bi rek moo ci nar a am ci nduddu gi nga xam ne nguur gi nar na ko fee joxe mu di situation boo xam ne nii kenn mënu koo comprendre. ndaxte dañ ne état daf ñoo jox 2 téeméeri ak ñeent fukk ak juróom ci ñoo xam ne dañoo war a am ab dund jóge ci état waaye ci 2 téeméer ak ñeent fukk ak juróom yooyu am na ci 2 fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne bokkuñu ci commune bu Gadde Escale commune bu Touba Lapel lañ bokk kon mu des 2 téeméer ak fukk ak juróom-ñett 2 téeméer ak fukk ak juróom-ñett nag tey soo ko xoolee nga génne ko ci ménage yi nekk Gadde Escale la day mel ni nga xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi rek la état joxe léegi na ca des nu ñuy def. bu lii amee nag dafa fekk ne askan wi nga xamante ni ñoo yeewoo Gadde Escale kenn ci amut ndombo tànk boo xam ne nii mën na laa may nga dimbal ci saw askan. ñi doon yër kër yi muy gone yi ñoo doon dem Ndakaaru di maanaam di yónnee seeni waajur ay saaku ceeb di leen yónnee ay 1000 francs ak i 2000 léegi gone yëpp ñi ngi fii ci dëkk bi kon yaakaar naa jafe-jafe dina am. pour wàññi jafe-jafe yi nag maire commune Gadde Escale jënd na 10 tonnes ak juróom ci ceeb nar koo jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a sonn ci ma feebar bii di Covid-19. ñu wax ci leneen mi ngi xewee ci beneenub région rawatina ca Notto Gouye Diama nekk ca région bu Thiès mbir mu doy waar ñu ne nag kii di Cheikh Diop dafa mujjee ñàkk bakkanam ginnaaw ay waxtu yu mu nekkoon ca service urgence bu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès moom nag doomam bu góor moo ko sotti essence laata mu koy taal ci noonu la jaaree ñàkk bakkanam Serigne Alpha Ndiaye moom mooy Serigne njaboot googu leen dañ koy déglu ci micro Cheikh Anta Diop ak Seyla Tier ca Thiès. ni mu demee mooy yàlla dafa dogaloon ñu jox ko soxna ban ko joxee soxna sëriñ bi muur ko ñaanal ko mu dem dugg ci néegu borom këram ci la yàlla dogal nag doomam bu góor tudd itam Fallou Diop di taawam ci la jël li nga xamante ni bi mooy essence taal ko ba li xew tey am ndax loolu samedi la am ci guddi dimanche demu yàlla dogal mu ñàkk bakkanam suñu borom moom ko waaw ñu wax rek ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw famille daa bàyyi tamit di koy jaale itam taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp ndax ku ne xam ne ni damin wi mu dem tamit métti na loolu ndax lu mel ni essence moom ku ko jël taal ko loolu moom dana métti loolu taal ko te bañ la taale itam wax dëgg yàlla nekk nga ab toog nga sa nekk diir bu yàgg ñu soog a xam ni lii xew na ñu andi ko fii ci hôpital régional bu Thiès laataan que muy ñëw fii sonn na lool ci la yàlla dogal bu ñu ko fi andee itam moom bakkanam moo dox sëriñ baa ngi koy jàll ñëpp di ko jàll mbokki taalibe bi yëpp daal di ko jàll am di jàmm yi xarit yeeg ñëpp rek ndax lii moom métti na lool ndax may la soxna mu ñëw ci saase ñu def la jëf ji ci saase ñu xëy suba nga moom ci sa bakkan loolu moom daal waaye nag lépp nag dañ ko dellu ci yàlla rek. waaw dañ ko dellu ci yàlla moom daal li nga xamante ne bi daal moom lañ ci mën a wax daal moo ñaanal aji dem ji ndax ab taalibe la woon ci kër sëñ Mor Ndiaye daa bàyyi.
lu ni mel daanaka moom moo xewoon fële ca Rufisque rawatina fañ naan Gandour ca weeru janvier benn baykat bu ñu taaloon moom tamit ba mu jaaree fa wuy ji sunu borom am na ñetti nit nag ñu ci jàpp ni ay suspect teg nañ leen loxo tey ba nar leen a jébbal procureur ci loolu dañ ci ànd ak Ousseynou Thiam. Ousseynou maa ngi lay nuyu. waaw mën nga mbir mi kañ la xewoon ak naka la demee ak ñi ñu jàpp ñan lañu. waa jërëjëf soxna Naata maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant mbir yi nag xam nga fanweeri fan ak benn ci weeru janvier mi nga xamante ni moom la ñu génn si la xewoon moo amoon fële ci dëkk bi nga xamante ni mooy dëkku Gandour nekk ci région bu Saint-Louis département bu Saint-Louis waaye tamit ci mairie bu Gandiol fanweeri fan ak benn boobu nag la ñu gis ci benn ci guddi daal benn waaye soo xamante ni mag la toll ci juróom benn fukki at ak ñett doon wuyoo ci turu El Hadji Guèye ñu fekk nag mu doon tàkk ci benn kër goo xamante ni ñu ko doon tabax waaye nag ginnaaw ba nga xamante ni gis nañ mbir yooyu daal am na boobu nag ba léegi enquête mu ngi wéy ñii dañu doon wax ni moom dafa xaru ñii ni xarawul dañ ko faat ci wàllu wu ni mel nag boobu ba léegi gendarmerie mi ngi def l'enquête enquête bi nag bisu li nga xamante mooy dimanche bi di bisu koré gi ci li ñu teg loxo ñaari nit yoo xamante ni ñàkkul dañu am ay questions yoo xamante ni waroon nañu leen koo laaj ñoom nag démb ba ci démb ci dimanche fanaan nañ ci gendarmerie démb itam ci altine ji fanaan nañ ci gendarmerie tey jile lañ leen doon indi nag ci kanamu procureur jamono ji ñuy wax ak yéen nag egsi nañ ba ñu nga ci kanamu procureur ñaar la ñu téye woon ci bis dimanche bi démb ci booru 6 heures beneen ndaw daal nañ koy téye moom it kooku nag doomu ki nga xamante ni moo faatu la mu nag enquête boo xamante ni ñu ngay wéy fan lay wanante di mujjee ki gëtam ndax ñoom lañ leen di topp ñoo ko def waaw wala defuñu ko lu ci mëntaam am ñu nga ca kanamu procureur te incha allah rabbi ci xibaar yi nga xamante ni mooy la ñuy indi ci ngoon si daal leen ci indi lu gën a leer Soxna Naata. incha allah jërëjëf Ousseynou Diop di jéggalu ci njumte gi Ousseynou Diop la kon di suñu ndaw la ñu toogal foofu ca diwaanu Ndar di jéggalu bu baax a baax ci njumte boobule mu di kon xibaar bu tukkee foofu le dina si dellu si ni mu ko waxee ci ni mu gën a yaatoo am na benn décret bu ñu ne président de la république moom moo ko xaatim di ci joxe ay avantages lu ci mel ni ay indemnité ndàmpaay ñiy jiite woon conseil économique social et environnemental mu indi coow lu rëy nag fii ci réew mi ginnaaw si palais ñu ne dafa génne ab communiqué di ko weddi moo ne ñu bëri nee nañu it décret boobu le feeñ na ci journal officiel kan lañ war a gëm kan lañ warut a gëm ba léegi ay jegeñaale président Macky Sall ñu ngi wëy di weddi yëf yooyu yegg na mu demee Salif Sow defal nañu ci ab jàngat. bu ñu sukkandikoo ci kàddu gouvernement bi décret mënut a nekk dëggantaan fi la génn ci journal officiel bi. looloo waral ba xilifa yi ne woon décret di kayit bi nga xamante ni dañ koo xaatim te président def ko ñu tuddee ko numéro 2020-964 baaxul. décret boobu dafa wax ni dañuy beral loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite woon conseil économique social et environnemental jox leen ay ndàmpaay yu am solo ak yeneen yëf ginnaaw sax ba ñu liggéeyee ba seen liggéey jeex. palais de la république sax génne woon na benn communiqué di weddi ne décret boobu du dëgg ndaxte mu ngi woon ci réseaux sociaux yi fu ne ñu ko fay seen est-ce que lii lu normal la ci dëkk boo xamante ni nee ñu dëkk bu sérieux la bu fekkente ni palais porté wul plainte lan moo tax ba procureur de la république moom autosaisirut lijjanti mbir mi ba mu leer nay leer kon du benn ci ñaari décret yi nga xamante ni la ñu génne ñu tuddee leen 2020-964 moo ciy dëgg-dëgg ndaxte bu fekkente ne bu Yakham Mbaye génne la booba génnagul ci journal officiel bi bu fekkente ne bu njëkk ba la tamit booba sax waa nguur gi ñëw nañu génnagul ci journal officiel bi kon ñaari décret yooyu du benn moom moo ci authentique ci jamono ji bu fekkente ni ci wàllum décret 2020-976 bi la ñuy wax te mu génn ci journal officiel bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril 2020 bi décret boobu du leneen lu dul xam ne nit ñi ne Aminata Tall mi fi nekkoon présidente conseil économique social ak environnemental moom honoraire la léegi présidente la boo xamante ni du leneen loolu lu dul ne jox nañ ko benn carte boo xamante ni am na drapeau Sénégal maanaam du beneen ndàmpaay moo cay topp te moonte loolu règlement intérieur conseil économique social environnemental réglé na ko de article 51 ba wax na ko ba noppi kon débat bi ci dëgg décret 2020-964 bi ndax lu am la bougé gut ba léegi dafay toog débat boobu ndax xamuñu ne ba léegi ndàmpaay li dëgg-dëgg dina dem ci ñi jiite woon conseil économique social ak environnemental kon mu mel ni monsieur le président de la république jamono ji du rekk décret bu ñu xaatim génn ko ci journal bi moo doy askan wi jamono ji li askan bi bëgg a xam mooy ban ci ñaari décret yi moom mooy dëgg décret ba nga signé kon mbir mi mënta ñàkk mu dem fa mbaxana doonee benn wala boog fa décret mën a doonee benn
filek boobu Salif Sow kii di FRAPP France Dégage bi Guy Marius Sagna jiite ñoom nag bind nañu ab bataaxal jagleel ko procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ngir kalaame ci wàllu woowule muy décret présidentiel boobule bi circulé ci réseaux sociaux yi te ñu naan dafay jox ay ndàmpaay yu takkoo takku ñi jiite woon conseil économique social et environnemental. mouvement bi sax yemu ca ndax mu ngay joxoñ baaram tuuma ña bokk ca cellule communication maanaam ñu yor wàllum jokkoo ba ca présidence de la République ne am na ay erreur yu ñu def wala sax nag dañoo wàcc yoon lu bëri lu ci mel ni jël ay xibaar yu dëgguwut ñu koy jàllale ci askan wi di ko ci tas ak mbirum njuuj njaaj ci loolee lépp nag Guy Marius Sagna ak ñañu àndal nee nañu ñu ngi déglu procureur de la République xool ci yan anam la mbir moomu lee di wéyee ndax yëf yi dina dem fa mbaxana doonee benn am déet maanaam ci wàllum yoon leeral askan wi ndax décret boobule lu am la am déetam ñu ngi leen ko doon wax sànq ci biir xibaar yi mu di Cheikh Oumar Anne jëwriñ bi ñu dénk njàng mu kawe mi ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr moom tamit tey wax na ci université yeeg année universitaire ren bi le nee na dina dem ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ba mu des benn université muy Assane Seck ba ca Ziguinchor ndax yëngu-yëngu yu fa amoon ci année bi le weesu ñoom may nañ leen ñu dem ba fanweeri fan ñu ne ci weeru janvier terewul nag moom Cheikh Oumar Anne mu ngi cay dolli ni cours à distance yi moom mooy woy ba léegi étudiants yi du ñu mën a delloo gum ca université yi année blanche moom jarul sax ñu koy xalaat ndax du am Cheikh Oumar Anne bu dee élément bi noppi na dañ koy déglu. ñi doon laam-laamee atum ren bi dañ koy niinal ci daara yu kawe yi bu yeboo boobule xalaat ñu tegee ko ca suuf ndax kat jëwriñ bi ñu dénk daara yu kawe yi moom Cheikh Oumar Anne li mu xamle rek mooy cours yi dañ koy wëyal. ci li ñu mën a jàpp ci li nga xam ne moom la instance académique yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo am dogal gi li ñu wax ñoom ñëpp jàpp nañu ne année blanche du am année blanche warul am. bu weesoo université Assane Seck bu Ziguinchor université yeneen yëpp nee nañu semestre bu njëkk bi noppi nañu ko am na ñoo xam ne ci ñoom sax tàmbali woon nañu ñaareelu semestre bi loolu moo tax jëwriñ bi ne mën nañoo wéyal cours yi. te sax moom yamu ci nee nañu système LMD bi may na leen ko. mun nañu sukkandiku ci njàngale mi ñuy wax télé enseignement li nga xam ne dañuy jàngale ci distance bi loolu nga xam ne jumtuwaay yi ñu am tey dina ko permettre. ñun ci suñu gis-gis suñu xalaat loolu wax ne day jeex avant le 31 décembre 2020 si suñu gis-gis ak suñu xalaat lu mën a nekk la te lu nga xam ne ñun àttan nañ ko. lu dul ci université Ziguinchor bi nga xam ne gis nañ ne am na situation bu nga xam ne ñun bàyyi nañ ci xel lool ci gouvernement bi am na mesures yu ñu jël mais ñu ngi ñaax jàngalekat yi étudiants yi ak partenaires yépp ñu taxaw assumer seen responsabilité ngir askan wi ngir réew mi ñu xool naka la ñuy génnee ci situation boobu ba fii ak le 31 janvier 2021 ñoom it ñu pare seen année académique. bu fekkee institut supérieur d'enseignement professionnel yi la ñoom ñu ne cours yi dinañ ko tàmbali ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2020 moom Cheikh Oumar Anne di rafetlu li nga xam ni université yi fare ci privé bi tàmbali woon nañu ko mooy cours à distance yi nga xam ni fa la ñu mujjee li mu wax rek mooy bakkum ren bi bu yeboo xel yi dal ci anam yu jaar yoon lay amee. mu doon Cheikh Oumar Anne ak Maymouna Ndiaye mi ñu tënkal kàddu yi mu yëkkati sànq ci conférence de presse dañuy egsi léegi ci ponk bu mujj muy léeg-léeg xëy yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf woor ci corona woori ci confinement loolee moo am exactement ci kooru ren gi le témoigne ne li koy firndeel moo di ci jumaa yi jot a julli korité daanaka xutba yëpp ca foofee la jëmoon mu di ca Touba di ca Léona Niassène ba ci président de la République Macky Sall kàddu yi déwénite ak baalu àq yi mu yëkkati ba sub korité ci coronavirus bi la ko jëmee lam wax moom président national mi ngi ci xët mu njëkk Soleil national Macky Sall di sàkku ci nit ñi ñu gën a yokk foogu geeg faagu gee te fi ñu ko jàpp ñu bañ ko bàyyi ndax nee na am na yaakaar ci ne suñu ko dakkalul balay tabaski gi lépp dina dellu mel na meloon ba ñëpp nekkaat ci seen jàmm l'observateur nañu ca Touba it xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xam la ne coronavirus bi càkkatifu sunu borom la li ko sunu borom sant ca loolee rekk ca la nekk Serigne bi ne dëgg la jamono mitti na feebar bi diis na waaye loolee waruñoo fab bi benn yoon ba ñuy fàtte mbaa di sàggane li war ab jullit bu weesoo loolee journal Le Quotidien xëy na bind moom it ne korite ren gi xutba yu bëri ci corona bi la ñu ko jëmee lu jëm ci coronavirus bi ba tey Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ci xëtam mu njëkk ne ni waa clinique gi ñu doon boole ci paj mi coowa nga ca ne waa organisation mondiale de
la santé ñoo ne nañu ko dakkale ndégum ndax li ñu ci wax amu ci docteur Raoul mi fi njëkkandi coowal ni waa kineen ci ne baax na ci coronavirus bi ne ci journal bi moom gëmul loolee jàpp na ne ni waa kineen bi mi ngi sowee bakkan l'observateur nañu donte am na gëstu bu ñu defee ci Angleterre buy wane ne ku yebu tey ci ni waa kineen gi taxul ba léegi fii ci Sénégal comité national d'éthique pour la recherche en santé wax ci dara te juróom-ñaari fan ci weeru avril gi weeso ñoo joxe woon digal ne mënees naa jëfandikoo ni waa kineen bi ci pajum corona gi Vox Populi nañu ci jamono jooje coronavirus bi mi ngi mel ni fitt gu mbër sànni ci réew mi ci ñetti fan corona bi rey na ci Sénégal ñetti nit léegi ñe coronavirus bi jël seen bakkan bi mu duggee ci Sénégal ak léegi mi ngi toll ci fanweeri doomi aadama ak juróom-benn l'observateur ne ko boole ko ki teg nit ñi fitna ju ñu xamul fan la ñu jëm ak moom ne coronavirus bi moo fi indi état d'urgence bi tax na yuuxu ngi jibe fu ñu ko foogigul waa kaw gi jommi la ñu def jamono ji ndaxuk jaaxle ñii liggéey di fa yokk weer ñu naan leen ay salarié ñoom it kenn gënu leen a jaaxle l'homme des affaires yi daan dimbale waate sax journal bi nañu ñu bari ci ñoom ab sag la ñu dese nañoo gën a tonk ñëpp source wa nañu moom li ko jaaxal moo di ci jamono ji ñu naan fanweeri doomi aadama ak juróom-benn faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi ak naan corona bi weesu na léegi ñetti junniy kaa ci Sénégal pouvoir bi opposition bi amuñu menn xalaat mu dul di defante ka dàgg sante ne ku nekk ci robinet mbedd Samba Sugum Gay yi ci réew mi di citoyen lambda yi état d'urgence bi tax na ñoom ñëpp a lot ñu ne ko fi ñukk duñu bëgg a fatt ak coowal décret lu jëm ci def ma Samba wala ma Demba président honoraire bu conseil économique social ak environnemental source wa nañu mu di coow lu amul benn njariñ te nag li muy ñàkk-ñàkk njariñ moo ëpp njariñ ci réew mi conseil économique social ak environnemental CRD di congrès renaissance démocratique gi nga xam ne ña ca nekk dañuy doon saale rek waaye mësuñoo sincère ci gunge gouvernement bi ci xeex gi muy xeex coronavirus bi yéenekaay bi nee nañu bili amee am siiwee lañu ko def ba mu jaral leen jëli avocat ngir ñu dem sàkku ju leen ñu annuler décret bi source wa nañu li raglu ci mbir yi moo di bu muñ suur fay defati tappale ci mbiri marché denrée alimentaire bi ba yàq consensus national gi amoon ci xeex coronavirus bi Macky Sall ci boppam mooy jëlug fetal joxi noonam taxaw ne fetal leen ma la yéenekaay nañu décret bi mu mujjee def jëm ci ne képp ku mas a jiite conseil économique social ak environnemental danañu la def président honoraire décret boobee bari na coow la woon ca Sénélec ba léegi jeexagul ubbi Les Échos Mouhamadou Makhtar Cissé ba mu jiite Sénélec bay dem laata muy def passation de service ba diggam ak Pape Demba bi tey yéenekaay bi nee nañu ca la faye waa Akilee 2 milliards 700 millions te ba mu koy def xamoon na la mu doon def ne li ko waroon mu di li mu tàmbalewoon mu yeggale ko soog a dem loolee lépp defu ca dara leneen la fa sumbaat bàyyi fa ne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril signé na fa benn sec Les Échos nañu télé yi wane ne mbir yi luusa nga ca moo di Akilee ba mu déposé facture am fast track la ñu ko defal ci 72 heures ci la ñu ko jox xaalisam te fournisseur bu masaan a déposé facture am lu mu bon dina xaar ñaari weer ngir mën a jot xaalisam Les Échos bind ne Makhtar Cissé ca Sénégal cas la du cas importé du cas communautaire waaye cas particulier la cas beneen bu journal Les Échos xëy di kaawoo mooy cas bu soxna si di Momy Kébé diggam ak Abdoulaye Sylla yéenekaay bi nañu moom Momy Kébé tribunalu commerce daan na ko ngir mu war a fay Abdoulaye Sylla Ecotra 250 millions ñaari téeméeri millions ak juróom fukk ak yeneen fukki millions yoo xam ne dommage ak intérêt la lépp di ñaari téeméeri millions ak juróom benn fukk yu doomi Ndiouga Kébé ji war a jox l'homme des affaires bii di Abdoulaye Sylla Fallou Diop mi taal baayam Cheikh Diop ba mu jaara ca faatu journal yu bari ñu xëyandool xëye nañu ko Vox Populi nañu moom Fallou Diop essence la sotti baay bi taal ko génn kër ga dem yoonam ca noota guy jomaa ga ca kees fa la mbiree xewe libération nañu moom Fallou Diop bi ko takk der yi jëlee yóbbu ko téye ko cib garde à vue wax na leen li tax mu taal baayam ak it ni mu ko taalee nee na benn bool la jël def ca essence taal ko fekk baay bi fi mu toog di seetaan télé mu xëpp ko li tax mu doxalee noonu moo di nee na baayam dafa yàgg sonal ndayam dóor na ko bu nuppi génne ko kër ga Fallou Diop ne bés bu muy taal baayam booba dafa fekkoon baay ji ñu may ko soxna su bees ba mu waroon a sëy si. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen yéen itam ñaanoon ak télévision Futurs Médias 19h30 incha allah rédaction bi dina fi ñëw yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal fileeg boobu ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.